mbokku internet yu Seneweb jërë ngeen jëf tey jii nii seen jotaay ñun si ànd ak docteur Babacar Camara docteur ñu ngi lay nuyu di la sant yi tamit si dalal bi ñu dalal tey. ñu ngi lay fay bu baax di la sant ci invitation bi di nuyu seen téléspectateur lañ koy wax xaw ma auditeur ñëpp internaute loo si wax rek baax na. li ñuy déglu. waaw docteur sénégalais yu bëri ñoom xam nañu la waaye pour ñi nga xam te ni amaana ñu lay doog a gis wala ñu lay gis xamuñu si sa jaar-jaar lu bëri mun nañ rek jàpp ne jiite woon nga fi douane mun naa sax wax maître wala docteur ndax tey tamit bu la neexee nga ne avocat nga si wàllum njàng tamit jaar nga si ENA si wàllum soldat yi tamit nekkoon nga soldat de deuxième classe muy jaar-jaar bu am solo tamit fal neen la sax personnalité politique de l'année 2019 muy jaar-jaar bu am solo mu waral tey ji suñu mbégte ñu jàkkaarloog tey fàttoon naa li ëpp solo amaana wala boog lii ñu gën a ñàkk solo ça dépend mooy candidat nga woon tamit si candidature bëggoon nga nekk candidat si présidentielle bi ñu jóge muy jaar-jaar bu am solo tey jii nii yaa ngi bokk ba tey si coalition Sonko. waaye ñu ngi lay sant bu baax ci fàttali boobu ñun li ñuy gën a jàpp ci suñu jaar-jaar mooy jaar-jaaru soldat maanaam soldat li koy mandargaal mooy nga fas yéene joxe sa bopp sa réew pour di ko défendre xam nga loolu boo ci xasee ba jaar rek yeneen yëpp dafay nekk rek ay mottali loolu moom mooy suñu disposition bi ñu nekk ci ba tey bi ñu demee aussi ba gis ne am na fu réew mi toll foo xam ne dañ ko war a delloo njukkal bi mu ñu defal dañu engagé wu ci politique bi ñuy engagé wu ci politique bu ko nekk candidat gis ni mu demee ñu éliminé ñu ci parrainage bi niñ ko defee ñu bokk ci coalition Sonko ci présidentielle bi nekk ci superviseur général gis ngeen résultat yi ñu nekk 3e foofu la ñu toll page boobu ba léegi nag ñu ngi continuer am beneen coalition bu ñuy wax jot na boo xam ne ñu ngi ci waxtaan ci échéance politique yëpp ñuy def. voilà fu mu toll nii li gën a indi coow wala si li ñu gën a wax Sénégal bokk na si mbirum yorolin bu sell barki démb rek ñu ngi daje gannaaw bi sunu naataango Pape Alé Niang di becc téere bu mu tuddee scandale au cœur de la République le dossier du coude nga wax sa wax joo xam ne nii bàyyi naa ko xel donte ne sax da nga doon sànni xeer mun naa ko jàppee noonu nga jàpp ne ki fi bindoon téere tuddee ko le Sénégal au cœur war na soppi tur bi tuddee ko scandale au cœur. loolu muy wax ju anodin waaye itam bu am njàngat bu ñu si war a def. lan moo la yóbbee nga wax loolu tey ji ndax da nga nemmeeku ay ñombe yu rëy jëm si nu ñu yoree li nga xam te ni moom la askan wi yëpp bokk. waaw xam nga Sénégal nag dañu tàmm def semblant ne yëguñu li xew dañuy def semblant ne comprendre ñu ne loo jiwul mënoo ko deqi dañuy fàtte ni conséquence boo gis rek dafa am cause loolu moom moo ñu caractériser ci côté yëpp Sénégal mënuñu yaakaar am yorin bu sell bu fekkee ne fonction boobu maanaam wareef boobu nga xam ne wareefu état la mooy xeex ger ak xeex saax-saaxee alalu réew dañ ko abandonné réew moo xam ne mii amuloo benn politique wu lutte contre la corruption mënuloo am leneen lu dul lii ñu am. OFNAC bi ñu fi sanc mu war a xeex ger loolu dañ koo xeex. institution yi ñu def yëpp ci wàllu ger genre tuufkaani la rek dañ leen di def nii ba pare duñ leen jox moyens yi doy pour ñu liggéey te bu ñu liggéey ba pare ñu jël seeni rapport denc ko ba pare justice bi di def kumba am ndey ak kumba amul ndey foofu la ñu toll ci wàllu gouvernance kon nag mënuñu yaakaar ne dinañu am lu leer soo ko gisee exemple bi ci gën a doy waar mooy alal ji nga xam ne am nañ ko ci Sénégal produit yëpp nag pétrole bi ak gaz bi ñoo ci ëpp bayre waaye am na yeneen phosphate baa ngi fi diamant mu ngi fi or baa ngi fi fer baa ngi fi donc bu ñu nax suñu bopp boo deful politique bu wóor boo xam ne da ngay fagaru ba pare ñi jàdd yoon nga teg leen ci yoon mënuloo am gouvernance bu baax moo tax ñu jàpp ne ñun amul li tax amul nag mooy bu fekkee ne yow da ngay digle sangu te yow sa bopp sangu woo ba set du sotti
pour lutter contre la corruption il faut être exemplaire. Le président Macky Sall et son régime ne sont pas exemplaires. Mais le régime de Macky Sall est loin des standards pour lutter contre la corruption. Pratique bi ñu wone aussi malgré le discours pratique bi ñu wone mooy amul benn combat déterminé contre la corruption. mais docteur li ngay wax nii tamit xam nga bu nekkee dañuy sukkandiku si kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy càmbar wàll woowu tamit man damay am jaxasoo ndaxte barki démb rek la fi mayib jóge mooy kuréel bi fi nekk tey tamit ay mbokk njiiti réewam parce que ce sont les pairs ñoom ñooy évaluer Sénégal bi ñu évaluer Sénégal jàpp na ne Sénégal def na ay jéego yu am solo jëm si yorlin bu sell ak yooyu d'une business ak yeneen i fànn plan Sénégal émergent si boppam kenn bu mujj bi ñetteelu kenn bi ñu samp ko si mbirum yorlin bu sell loolu yëpp tamit président Macky Sall def ko ndax tam loolu dañ siy gëm rek ne Sénégal moom yorlin bu sell bi am na lu bëri lu des. xam nga wax ak jëf du benn. wax organiser ay réunion def ay déclaration ak jëf du benn jëf bi mooy boo xoolee rapport yi génn rek rapport yi mujjee génn ci Cour des comptes rek ak rapport yi génnoon fan yi passé ci affaire marché public yi boo ko dajalee li ci nekk ci ay njombe rek buñ ko toppoon benn par benn duñ fi jóge waxuma la loolu attribution yi nga xam ne yi moo fi am ci wàllu pétrole beeg gaz bi gis nga dossier yi fu mu nekk mu ngi ci justice bi amaguñ ci wax 94 milliards yi gis nga mu ngi ci biir ak yeneen yoo xam ne yi génnagul donc man mënuma gëm ni da nga am dispositif di xeex corruption ba pare chaque jour dossiers yi di gën a yokku yow koy bu fekkee da ngay xeex corruption dossiers yi day gën a wàññeeku nit ñi di gën a ragal nit ñi di gën a tiit mais fii maa tey moo fi am ci wàllu corruption koo gis mu gën a def corruption moom la ñu gën a protéger dem nañu ba président de la république ci boppam jël défense su directeur COUD. dafa jàpp ne OFNAC dafa dugg waaw si loo xamante ni donc loolu laa lay expliquer cinq donc loolu laa lay expliquer donc boo demee ba tollu foofu ça veut dire que non seulement amuloo politique lutte contre la corruption mais da nga am beneen politique gu impunité maanaam da ngay aar ñu nga xam ne ñii ñoom nga bokkal loolu mooy réalité boo xam ne bii réunion yi mënu ko dindi discours yi mënu ko dindi. Mohamed Boun Abdallah Dionne nee na ñombe amu fi rawatina si ni ñu yorele réew mi il n'y a pas de scandale encore moins au cœur de la République ndax loolu yi tamit day wax ju lay reetaan loolu doom waaw weddi gis bokk ci. li nga gis ba wuuteeg moom lu gis. weddi gis bokk ci yooyu kon dossier yëpp nit ñi dañ ko inventé rapport du Cour des comptes dañ ko inventé ARMP yëpp nit ñi dañ ko inventé fi ñu ko jëlee. mais ndax mën nañu sukkandiku si rapport donc ndaxte rapport tamit du kuréelu àttekaay ndaxte rapport bu nga ko amee tamit fiat yoon waxul ne diw moom moo def mënuñu jàpp ne ba tey moom moo def. waaw ndax tamit danoo war a sukkandiku si rapport donc ngir taxal ku mel ni Cheikh Oumar Anne jàpp ne ay yoo xam setul wala boog keneen ndaxte da nga ko tudd si rapport. non ñun waxuñu dañuy du benn précédent bu xaw a dangereux. non loolu du presse kenn waxul ne da ngay sukkandiku ci rapport waaye bu fekkee rapport rek nga am looy def bu fekkee rapport bi joxuñu ko justice mu tranché ko bu fa dugg rek saay nooy def ci rapport bi ngay mun a basé wu léegi nag bu boobaa nit ñi weddi ñu werante ko mu leer li wóor daal mooy problème yi daal mu ngi tegle bés bu nekk daal nga dégg scandale bu bees ci benn secteur loolu moom kenn mënu ko werante waaye nag lu ay di njàmbat comme ay am na coow li am na njàmbat léegi nañu wut fi ñu koy saafara mooy fi mbaxana doonee benn nañu yóbbu dossier yi yëpp ci justice bi tranché ko ñu xam li xew tant que loolu amul ku ko deful dañuy yaakaar ne mënuloo lutter contre la corruption. xam nga procureur tam moom lañ koy jébbal juriste nga yenn saa procureur xool dossier bi càmbar ko bi si biir ne non lii moom jarul topp. waaw na ko wax xool ndax jar na topp. mais loolu mooy jàmm ji mais dañ ko dul wax sax dossier bi bu xasee ba dugg moom day nelaw ñu dugal ko ci tiroir teg ko nañu àtte man bañu ma ñu àtte ne diw de dañ ko jiiñoon wax na lii moom d'accordul dem nañ ci justice bi nee na moom moo am raison ñu blanchir ko mais loolu dafa baax sax gis nga boo yoree administration da nga war a ñaan yàlla ñu contrôler la ba càmbar ko ba xam ndax yow lii nit ñi la jiiñ am na wala amul loolu mooy setal sa der mais loolu baaxul sax ci ki ñuy contrôler parce que bu ñu la contrôler dossier bi tolluwul fi mu war a toll bu ëllëgee sa njaboot du ñu dox ci mbedd bi dañ naan sa baay moo defoon telle chose alors que yow mën na am sax defuloo ko donc dañu war a fonctionner chaîne bi yëpp fagaru ba pare service yi nga xam ne ñoo koy saytu ñu jox leen moyens yi bu ñu saytoo ba pare ñu jox ko ki mbaxane doonee benn
ñetti yoon yooyu bu ci benn manqué rek amuloo politique de lutte contre la corruption. te yow programme tabax bi nga moo loolu gis-gis boobu ngeen am si bonne gouvernance. waaw ñun suñu programme tabax dafa am ñaari volet dafa am benn volet prévention fagaru dañuy def benn instance boo xam ne bii moom mooy prévenir corruption nag ci xale bu tuuti lay commencer ci biir école bi ci biir école bi dañ leen di wax lan mooy bien public lan mooy li ñëpp bokk lan mooy alal bu ñëpp bokk naka lañ ko war a sàmmee mu dugg ci xelu xale yi parce que ñu bañ a yaakaar ne casse-tout c'est l'État qui paye loolu boo ko defee ba pare nga former xale bi mu ñëw ci institution yi mu am institution de prévention dañ leen di regrouper nag institution yi wa def prévention yépp yoo xam ne ay déclaration de patrimoine ay OFNAC ak yooyu ak audit yi nga xam ne dañ koy def ci inspection générale d'État yenn yépp dañu koy boole tout organe prévention yépp boole ci ay scientifique ñu organiser bu mag instance boo xam ne dafay am autonomie di prévenir di xool système yi naka la ñuy recruter nit ñi di vérifier patrimoine yi di xool exactement loolu mooy premier volet. nga baal ma fa mais ndax boo réformé wu justice ndaxte OFNAC bi ñu koy doogaa sanc waxoon nañu fi ne OFNAC bu ko neexee rapport am mu jébbal ko laata sax mu koy jébbal njiitu réew mu jébbal ko procureur de la République jox ko yoon ngir yoon def liggéeyam xam nga loolu bu nekkee dafa am te si beneen wàll wi yoon mi nga xam te moom moo war a doxal loolu te itam te amul coppite yu si am tamit ndax yi ngay wax ni yëpp bu ñu ko defee itam ndax non dama lay wax c'est une réforme globale coppite bi bu global la ñetti pàcc la pàcc bu njëkk mooy bi ma la wax mooy fagaru ñaareelu pàcc bi moom mooy saytu bi da ngay xool naka la service yi di doxee mooy contrôle yi ñuy def vérifier budget bi ñu la jox foo ko dugal xool ndax respecté nga règle yi kooku mooy deuxième pàcc ci loolu dañuy fexe ba xam exactement li xew bu ñu ko defee mu am ay rapport public ñëpp gis ko ñetteelu pàcc bi nag mooy la répression ci la ñuy jël CREI yi taxawalaat ko def réforme yi ñu ci war a def ci CREI yi jël instance su répression foofu la justice di intervenir dossier bu war a dem justice bu demee justice day am indépendance am ak autonomie pour juger bu juger aussi ñu exécuter décision de justice donc ñun loolu mooy suñu réforme pour am un schéma de gouvernance et loolu yaakaar naa bu amul li ñu am kas néew ci alal wax dëgg yàlla dafay saay. daanaka benn at gannaaw bi ñu falaatee njiitu réew président Macky Sall comme ni nga ko waxee woon tamit ci weer yu ñu génn di xam ne que mbir mi dina yëngu nen takku bu baax a baax takk jaaj yi ndaxte dina yëngu ñu seetlu ne gannaaw bi njëgu mbët bi maanaam électricité bi yokkoo yi tamit am njëgu meew bi yokku na njëgu diwlin bi yokku na njëgu ceeb bi sax yokku na am ay njëg yu yokku yow loolu en tant que xel màcc tam ci wàllum koom nan nga koy analyser ndax day benn mal nécessaire maanaam loo xam ne ni moom doxalinu jamono la mënta ñàkk wala boog ndax suñuy njiit ñoom ñoo lajj si wàllu woowu. waaw xam nga loolu waxoon nañ ko bi ñuy def campagne wane woon nañ ne dëkk bi toll na ci situation boo xam ne bii bu ñu jógee ci élection yi dina métti ci ñëpp mu ngi mel ni góom rek bu am booy ñu ne leen booy bi day métti na métti boo xam ne nañu faj góom bi moo taxoon ñun ñuy xeex pour mu am alternance en 2019 bi ñu demee ba sénégalais yi d'accord delloo ci waat Macky Sall ci ni mu ko delloo dañu mel ni ku delloo buum ca booy xam nga boo delloo buum ca booy day métti rek loolu moo ñu dal ndax Sénégal mu ngi dox ci leb da ngay leb alal ju bare jëlee ko bitim réew ki lay lebal bitim réew moom moo lay wax fi ngay xool moo lay wax fan lay dugal bor bi fi muy dugal bor bi dina la permettre nga am yokkute waaye yokkute boobu du am naataange donc sénégalais duñ ci jot parce que secteur yi nga xam ne ci nga war a dugal xaalis ba sénégalais jot ci lu mel ni mbéy mi lu mel ni napp gi sàmm gi ak artisanat maanaam ñi nga xam ne dañu am seen xarañu loxo ak ñi nga xam ne ñii dañu nekk ci wàllu tourisme maanaam waawu ràkkoon yeeg ak ñi nga xam ne dañu nekk ci caada ji ñooñu boo ci dugalee xaalis dinañu liggéey ba pare xaalis bi dina des biir Sénégal mais xaalis bi fi ñu koy dugal ci ay ngandi infrastructure lañ koy dugal yoo xam ne da nga koy leb donc loolu bu amee day am moment bu nga xam ne bii li ngay fay par weer ci dette dafay métti boo xam ne ak li ngay fay ci salaire dootoo mënati def dara loo xam ne lii dina permettre nga def investissement yu rëy. loolu moo ñu dal jàpp na ne bor bu am solo. waaw mais xam nga loolu waaw loolu waxuma bor bi nga koy ma ne teg moom mooy amul benn réew si àdduna bi
nen xool sax si gën a suqaliku yoo xam ne nii itam duñu la. non loolu dañ koy wax rek pour nax ñi nga xam ne ñi dañuy dalal seen xel parce que kenn waxul ne réew du wat du leb. am na réew yoo xam ne leb sax seen politique la da ngay créer endettement boo xam ne bi day tax investissement bi gën a développé mais ñun endettement yi ñu am ci sous développement ci pays sous développé yi demeewul loolu endettement boo xam ne ñun dañ ko maîtriser wul parce que maîtriser wuñu orientation kan nga gis mu lebal la xaalis pour nga defar sa agriculture sa mbéy ba béykat yi am lépp ba sotti ba nga xam ne dootuñu importer sa produit amul donc loolu naxaate la solo moom c'est infrastructure lañ koy def. léegi ci infrastructure yu mag lañ koy def ba pare liggéey bi ñu jox ko ay entreprises yoo xam ne yi ñoom ñi leen ñoo leen di recommander donc financement bi c'est lié loolu bu amee réew mi dafay am moment boo xam ne bu fa tolloo croissance bi muy am day nekk genre croissance ruusitu mburu maanaam lépp day dem li ñu ciy dese day tuuti ba nga xam ne nit ñi dootuñu ko sentir loolu moo tax ñu am difficulté te plus ñu jëm ci kanam difficulté yi day gën a bare comme yow mënoo maîtriser prix yi loolu tax mu yokk mënu ci dara la ci mënul lenn la mun a def et loolu proposition la boo xam ne ñu ngi leen koy baaxee nañu négocier waat dette bi nañu négocier service dette bi suspendre paiement bi lu toll ci at dinañ permettre ñu récupérer au moins 1000 milliards boo xam ne dinañ ko dugalaat ci économie bi parce que boo amul xaalis bu frais boo dugal ci économie bi nit ñi dañuy gën a sonn da ngay mujj di def plan d'ajustement structurel da ngay jéem a wàññi dépenses yi ci loolu la ñu nekk wàññi dépenses yi fii bàyyi prix yi commencé juste bu demee état bu demee bay justifier ay hausse des prix ça veut dire qu'il y a un problème. justification bi mu joxee si njëgum mbët bi jàpp nañ ne bu nu bëggee Sénégal ñu lawal ñëpp mën a am courant comme ni ko waa Dakar di amee loolu tam ñu jàpp ne yemala la loolu muy àq ñu ñi nga xam ne ay doomu Sénégal yëpp lañ ndax itamit bu nekkee ne danoo war a yokk tuuti njëg yi ngir ñi nga xam ne ñu ngi dëkk si dëkk kaw yi te amuñu koon war koo am war a jot itam si électricité te itam muy seen droit ndax lay boobu itamit du lay bu nu mën a nangu nguur gi. mais lay boobu kenn mënu ko nangu parce que loolu mooy naxaate yow yokk nga ba pare nga ne yow da nga yokk parce que waa région yi amuñu courant mais loolu xam nga ne amul sens parce que région yi courant yi ñuy am ñoom électrification boobu électrification solaire la ñu def ay concessions séddale ko ci réew mi pour ñu am électricité déglu rek te électricité boobu ñuy am électricité boobu lan la leen di jëriñ éclairage leen di jëriñ électricité boobu demul ba ci tool yi ba ñu mun a mécaniser seen agriculture ba mun a yokk seen rendement donc loolu naxaate la rek justification bi mooy que électricité bi maîtriser guñ ko yombagul yembagul parce que ci li mu dépendrul su ñun dafa dépendre ci prix dollar bi dépendre ci prix pétrole bi ñuy importer ñooñu bu ñu yokkee ñun dañuy obligé yokk donc erreur yi ñu def mooy moment bi nga xam ne bii wàññeeku woon na ba affaire yi commencé feex ba ñu commencé jël ay mesures yu baax defar solaire bi ak yooyu dañu ko waroon a continuer ñu nekk fa nag di politique di jéem a yokk lu prix wàññi demoon nañ ba wàññi fii prix ba nit ñi naan léegi ñoom dem nañu ba maîtriser ko ba koy joxe bitim réew waaw loolu mooy naxaate bi gis nga politique boo koy def surtout wàllu koom-koom du fen waaw li nga ji rek ngay déqi loolu moo leen dal dañu dugg seen biir ma mënatuñ cee génn donc loolu lépp ay lay la bu ñu demee ba état di ut ay lay dañu maîtriser gul énergie bi pourquoi maîtriser wuñu énergie bi parce que politique bi ñu war a def ci suñuy ressources defuñu ko li ñu am kas néew ci ressource ci la ñuy sukkandiku pour maîtriser énergie xam nga lan mooy jëriñu maîtriser énergie boo ko defee da ngay am courant pour industrie nga mën a togg li nga am boo toggee li nga am nit ñi mën a liggéey boo toggee sa produit agricole li jóge ci mbéy mi li jóge ci napp gi sàmm gi ba pare togg produit yëpp ñi nga xam ne dafa jóge ci àll beeg fruits yeeg yëpp nga defaral ko sa bopp fii élevage bi nga jël yàpp bi jël der bi yëpp defar ko parce que da nga am énergie boo amul énergie doo am usine boo ko defee xale yi mën a am génn ci chômage bi coggal bi nga xam ne ñu ngi chômé ñu génn ci chômage bi bu ñu génnee ci chômage bi am revenu bu ñu amee revenu nag famille yi doog a dund nga mën a nag investir yow ci éducation investir ci santé bi donc fi mu nekk nii seen yoon bi ñu jël moo baaxul c'est-à-dire koom-koomu Sénégal moom moo coroxaan yoon bi mu jaar la warul woon jaar pétrole beeg gaz bi ñuy séntu bu ñëwee tamit am nga yaakaar ne que nguur gi fi nekk jamono ji mën nañ koo yoral bu yéwén boo xam ne li ñuy jooy jëm si wàllum électricité ak yeneen fànn yi tamit dina si mën a indi ay saafara yu am solo. en tout cas li ñu am ci alal ci pétrole ak gaz ak yeneen produits yëpp bu ñu ko gérer ni ñu ko war a gérer Sénégal dootul am problème. ndax sa xel dal na si li nga gisagum ndax. non li ma gis yow yaa ma gën a xam ne xel munul dal salaamaaleykum rek ñu ngi justice
salaamaaleykum ñu ne ki ñu ko jox nii lañ ko joxee waruñu ko woon joxe kii def ci bokk kii frère mu ngi ci kii et cetera salaamaaleykum lu ñëwagul kooku fan la jëm cin bu naree neex bu baxee xeeñ et loolu c'est extrêmement dangereux li ñëpp bokk ñëpp dañ ci war a jot et loolu moom mooy problème mu Sénégal actuellement ku ñu xas ba fal rek da ngay fone dañu la joxloo moom fal dañ lay dénk liñ la dénk doo ko séddale da ngay dénkaane pour nit ñi liggéey pour mu jëm kanam pour ñëpp loolu mooy mentalité bi nga xam ne bii moom la nit ñi war a am léegi war a bañ a nangu ñu leen di wax lu nekk ñu koy gëm. Guy Marius Sagna moom li ñu ko wax ci mbirum électricité bi gëmu ko mu dox sax ba dem ngoy ci grille palais bi ba léegi nii moom moo des kaso at na nga ko jàppandoo ndoon ñëpp yow nan nga koy jàngatee ndax i tamit Guy Marius Sagna comme ni président Macky Sall wax barki démb kuy dox ba dox moom ci buntu palais wututoo jàmm leneen ngay wër ndax nekkul yéen ñi tamit yéen ñi nekk ci kujje gi tamit nekk ci kujje gi rek du tax ngeen di gëmm seen i gët yenn saay ci yoo xam ne nii baaxul ci république bi lu ci mel nii tamit comme ni ko président jàngatee tamit lu ci mel nii ay provocation ak yu ni mel. waaw xam nga li gën a bon ci république mooy dellu gannaaw te ñun dañu dellu gannaaw ci wàllu démocratie mesures yi ñuy jël ñun ñu ngi nekkoon démocratie imparfaite maanaam sotteegul ñëpp xam ko léegi ñu ngi démocratie hybride boo koy firi moom mooy démocratie boobu xam ne dafa am une part de dictature ak une part de démocratie maanaam dafa am maa tey ak waslu ax foofu la ñu toll. pourtant ku bëgg a marche place de l'Obélisque jëm RTS dina la ko autoriser. dama lay marche jóge université maa ngi ñëw Médina dina la ko autoriser. maa ngi ñëw léegi démocratie bu demee bu jógee hybride xam nga fu mu jëm dictature Sénégal wàcc nañu ba toll foofu xam nga lu tax fonction ni ñu bàyyee fonction lutte contre la corruption la ñu bàyyee fonction sauvegarde de l'intégrité électorale et des droits et libertés état bi nga xam ne moo ko war a sauvegarder moom ci boppam moo koy violer constitution Sénégal dafa leer tu as le droit de manifester constitution waxu la fii ngay ku nekk ak sa méthode de lutte yow boo yaakaar ne laal grille yu palais moo ëpp impact ci sa activité politique war nga laal grille yu palais. même bu ko arrêté aaye. ma ne dégguloo lu ma la wax kenn warul aaye kenn mu laal grille yu palais léegi bu ñëpp bëggoo yeewandoo ne dañuy laal grille yu palais mën na indi coow ñu ne comme ñëpp dañu jógandoo ne dañuy laal grille yu palais nañu ko arrêté mais Guy Marius Sagna jógul rek laal grille yu palais dafa bëgg a def manifestation ñu tere ko mu muusanteeg ñoom ba laal grille yu palais mais naka la ñu mën a jàppee nit Sénégal tëj ko prison parce que dafa laal grille yu palais même loolu bu amee c'est disproportionné par rapport ak li mu def sànni trac joxe trac nii nga joxe ci mbedd bi ñu jàpp la bu ñu tolloo foofu Sénégal loolu ku koy jéem a justifier di ñëw ci ay méthode de lutte c'est que xamuloo lu xew lii raam ci ñàkk bi la jëm mooy dañu dem ba nga xam ne boo lajjee ci côté yu bare li lay dese rek mooy nga jël doole état di ko xeexee et foofu boo seetloo Sénégal bu ñu naxantewul mooy Sénégal état Sénégal léegi dafa soppeeku nekk instrument enrichissement illicite personnel mooy affaire gouvernance bi ba pare nekk jumtukaay boo xam ne dañ koy utiliser pour defante état bi defante la fi nekkee donc foofu la ñu toll xam nga état buy defante ba pare doo di sax-saxee alal munoo am koom-koom bu baax loolu moo ñu dal fi ñu toll nii dañu nekk ci guttu goo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal man yéenewu ma leen woon ñu toll fi ñu toll. waaw léegi opposition bi wala sax woy politique yi gis na ne combat yu bëri léegi mouvement citoyen yi ñoom ñoo koy porté ndax loolu tamit firndeelul ne que sénégalais yi ñu ngi gën a wàññi seen i yoxo si woy politique yi di gën a jox seen i gët ak seen bopp ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk. waaw xam nga loolu aussi loolu discours la rek ma ne loolu discours la xam nga cere boo ko boolee ak soow mënatoo ko séparer mouvement citoyen dañuy am combat yoo xam ne dafa am moment boo xam ne dañuy ñëw dugg ci combat bi bu ñu ñëwee dañ ciy fekk opposition bu ñu génnee bàyyi ci opposition bi donc day am moment boo xam ne dañuy jaxasoo bu ñu jaxasoo nag ba mu am efficacité ñi nga xam ne dañu contre opposition bi dañuy jéem a wane ne du opposition bi mais boo bëggoon tey génne militants yi nekk ci parti politique yi ci manifestation yi ak activité politique yi li ciy des du bare donc loolu waxu ku daanu ci saret la tolluwuñu foofu mooy est-ce que combat bi ñuy mëne c'est légitime wala c'est pas légitime combat bi c'est légitime
est-ce que état bi war na reculer war a rétablir démocratie oui ou non loolu mooy les vrais débats de fond. si wàllum politique ba tey benn laaj bu ñëw sama xel nii rek jot ngaa liggéey ku mel ni Karim Wade tey jii nii mu bokk parti démocratique sénégalais ñi naan dina ñëw tey dina ñëw suba dina ñëw gannaaw suba yow en tant que ku ko mosul côtoyé tey jii situation bi mu nekkee lan la lay def. waaw xam nga man nag dama côtoyé Karim ni ma côtoyé ministre yu bare ak hauts fonctionnaires yëpp pratiquement ñi nekk opposition ak ñi nekk pouvoir yëpp liggéey na ak ñoom ci wàllu état technique donc kooku du ci wàllu politique donc man du ma prononcé wu ci situation politique gu yeneen leaders yi vraiment. loolu jiite woon nga douane fu mu toll nii bëri na ay saisies yu am jëm si wàllum drogue si port autonome de Dakar itamit muy ay séries yenn saa yu spectaculaire yenn saa yi sax ñu ne saisie record de drogue et cetera ma bëgg a xam nan ni ko mën a jàngatee ndax xel daf si war a dal ñu naan suñuy soldats ko moom ñu ngi jàpp ça veut dire que Sénégal moom du tamit boo xam ne lu ñëw jàll wala boog ndax si war a tiit pour wax ne le fait que nit yi di fi ñëw lu bare donte ñu ngi jàpp est-ce que bëggu ñëw jàppee benn plaque tournante bu drogue et cetera yow ñaari jàpp. waaw man moom loolu awma ci sax werante wax dëgg yàlla dama ci tiit bu ñu demee ba nga xam ne ñiy dugg ci affaire drogue dañu choisir Sénégal pour jaar fi même bu fekkee dañ fiy jaar jàll wala bateau yi fii ñëw la ñuy dugal wax dëgg yàlla damay tiit ça veut dire que ñoom saytu nañu sunu dispositif ba xam ne war nañ fee mun a jàll donc dispositif bi am na lu ci baaxul donc plus ñu def saisie man plus damay gën a tiit en me disant am na lu baaxul ci dispositif bi parce que dispositif boo ko defaree ba mu wóor leen ne ñoom boo ñëwee Sénégal am nga chance ñu jàpp la duñ fi ñëw mais loolu wax dëgg yàlla lu ñu war a xoolaat la et loolu dafa am ay système yoo xam ne yii da nga koy def bu ñu demee ba toll foofu nag man damay jaaxle damay féliciter bu baax agent yi nga xam ne ñoo ko def parce que liggéey moo tax ñu def ko am nañu service de renseignement taxaw nañ ci def ko loolu bu ñu leen jàppee jàppale leen aussi dina tax ñii ñëw bu ñuy ñëw fii ñu def précaution ça veut dire que am na contrôle loolu kenn mënu ko nier mais le fait que seen xel daj Sénégal pour jaar fi rek loolu moo gën a dangereux parce que drogue prévention la te ma wax la dara ci drogue ak tous les trafics boo jàppee benn rek fukk rëcc na la loolu moom maa la ko wax boo jàppee benn fukk rëcc na la loolu ngay def sa bopp bu fekkee da nga bëgg a contrôler. daar la mooy pexe pour wàññi mbir mi gën a tiit bi féetee camp ñi nga xam ne ñoom ñoo fii xalaat wala di njort indi drogue. waaw mooy da ngay sécuriser li ñuy wax la chaîne logistique. mooy fàttali ne aussi expert en transport maritime. waaw da ngay sécuriser chaîne logistique bi chaîne logistique mu ngi commencé ci produit bi fi ñu koy defaree ba muy dugg ci conteneurs yi ñu dugal ko ci ba bañ ko yóbbu ci port bi temps bi muy xaar ci port bi ba muy dugg ci bateau bi transport bi muy def ci géej gi transbordement bi lépp da nga ko war a contrôler te am na ay systèmes yoo xam ne yi système informatique la yoo xam ne da lay permettre nga suivre évolution bi yëpp bu amee rupture de charge rek di nga ko xam mu nekk loo xam ne dafa suspect nga développer ay outils analyse risque bi ba nga xam ne cargaison bu nekk buy ñëw fii soo analyser risque bi di nga xool ndax da nga ko war a contrôler ndax da nga koy jaaree ci scanner wala da nga koy ubbi wala da nga koy bàyyi mu dem nga jox ko bon loolu chaîne la boo xam ne bii da nga ko war a maîtriser boo ko maîtriser déjà ñoom dinañu xam ne fii du yoon boo xam ne mën nañ fi jaar bu ñëwee sur place aussi nga contrôler manipulation yi ñuy def ci produit yëpp bu ñu koy wàcceeg bu desee ci magasin beeg ñan ñooy dugg ñan ñooy génn ñan ñooy dugg ci port bi ñan ñooy génn ci port bi ñan ñooy manipuler yan oto moo dugg yan oto moo génn bu ñuy def transit aussi nga am possibilité defar say scanner ba di nga xam li ci nekk te doo ko ubbi donc système la boo xam ne bii dafa laaj moyens yu bare moyens yooyu nag la état bi war a jël def ko ci contrôle bi boo ko defee rek non seulement di nga dissuader nit ñi mais aussi di nga am ay résultats yu baax te drogue dafa baaxul ci économie parce que bu duggee ci économie nit ñi dootuñu liggéey. fu mu toll am na ñuy rumbaraan dañoo war a sax daganal yamba Sénégal organiser ni nga koy jaayee ba sax ñuy àgg sax ci pharmacie yi di jaay yamba ngir yi tamit wàññi kaso yi nga xam ne tamit bëri na ñoo xam ne yamba rek lañ fa yóbbu yi tamit ndax loolu donte na lu nakari dégg la ndax mënul nekk pexe wala ndax mënunoo yóbbee ci beneen pexe. non affaire yamba ak affaire médicament yëpp la ñu war a traiter de la même façon parce que xeetu garab la rek boo xam ne bii boo ci jëlee li nga warul jël lu ëpp li nga jël daf lay indil feebar lay dugal ci ay situation donc état bi moo war a am une politique des médicaments pour faj nit ñi mais nit ñi bu ñu fajoo du ñu soxlaati tux yàmba
parce que ñu bari ñuy tox yàmba dañoo feebar wala ñu dugg ci ñu entraîner leen ñu am benn li ñuy wax addiction. donc loolu pour def ko il faut nga am politique de santé bu baax politique de santé li ciy jiitu mooy médicament gratuit ngay def pour maladie yi nga xam ne mooy gën a dal nit ñi boo bëggee am un capital humain épanoui dafay wér ba pare jàng loolu boo ko defee déjà tous les médicaments les faux médicaments dootoo ko gis parce que kenn dootu dem di jënd ci faux médicament parce que nit ki ordonnance yi dafay cher moo tax ñu bari di dem di uti faux médicament pour dalal seen xel parce que mënuñu faju donc boo amul politique de santé bu bon bu baax da ngay am drogue boo amee drogue mais conséquences yi mooy les crimes yi ngay gis ak insécurité bi yow gis nga insécurité bi aujourd'hui boo amul politique sécuritaire boo xam ne da ngay wër frontières yi sécuriser ko point sensible yëpp nga sécuriser ko tali yi gis nga ko accident yi ni mu amee ñi am na ñoo xam dañuy naan wala ñu tux ba mandi yore seen volant mais donc c'est un ensemble c'est-à-dire que réew du ay cub cappat da ngay faj fii faj fële comme mag mu feebar rek xam nga mag bu feebaree moom foo laal mu ne la day métti fan moo lay métti foo laal loolu moo ñu dal aujourd'hui politique d'ensemble nag pour faj moom la état bi amul te jéemu ko ut parce que li ko yitteel mooy fexe ut lu ñu am wala fexe lu ñuy defante ak opposition bi loolu moom mooy suñu problème actuellement et c'est dommage. jërëjëf docteur merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf ñun tamit ñu ngi leen di sant bu baax aussi di leen gërëm ci déglu bi di leen wax ne ñu ngi rafetlu seen liggéey également ci diffusion bi ngeen di def pour nit ñi mën a comprendre parce que loolu rek moo fi nekk nit ñi bu ñu yeewoo rek li ñuy def ñoom ñoo ko xamal seen bopp. jërëjëf docteur jërëjëf yéen mbokki internet yi ñu doon topp diglante je si beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.